asalaamaaleykum mbokki téléspectateur Sen Kaddu la première chaîne digitale du Sénégal tey nag ñu ngi fii ci ministère de la communication ngir amal li nga xam ne mooy journée internationale de la liberté de la presse tey nag journalistes yeeg reporters yeeg techniciens yi ñëpp a ngi fi ngir nga xam ne dañoo wax ci àq ak yelleefu journalistes yi tey nag ñu ñëw ngir defal leen benn reportage sur loolu ñu bàyyi dugg ci biir xool lan la journalistes yi ak ñi nga xam ne ñoo fi présenté wu di wax tey. dañoo war a jàppale li ma indi fii mooy man en tant que journaliste mooy ñu jàppale li nga xamante ni moom mooy la presse dans sa globalité. Au-delà des journalistes, il y a les techniciens de l'information et de la communication pour aider les journalistes à faire correctement leur travail, pour aider les techniciens de l'information et de la communication à faire correctement leur travail. loolu ñëpp dañ ko war a def dañ ko war a bàyyi xel bu baax a baax parce que dañuy xeex pour am une démocratie de qualité mais booy xeex pour am une démocratie de qualité da nga war a xam pour xeex aussi pour am média libre et indépendant. am nañ liberté de la presse am na mais souvent am na yu ñuy sentir yoo xamante ni baaxul yooyu ñuy sentir nag ay tentation ci intimidation yooyu nañ koy arrêté mais bi gën a métti nag mooy patron de presse yi nga xamante ni li ñu warloo ak journalistes yi duñu ko def loolu il faut que ñu corriger ko defar ko ba nga xamante ni loolu dootul am. tey jii ana lan nga xam ci nouvelle code de la presse bi. nouvelle code de la presse bi ana lan nga ñu ci mën a wax. bon c'est un code qui est là. C'est un code qui est bien ay liggéey yu bëri moom ci am may rendre hommage ñi nga xamante ni ñoom ñoo ci jàpp mais ce qui est important mooy nañu leen dimbali ba ñu les décrets d'application bu ñu ko signé ba pare ñu saytu ko def ko et là j'interpelle l'inspection du travail pour mu saytu ko xool ko bu baax a baax donc inspection du travail moom moo war a def liggéey boobu. En tout cas, merci. D'abord dañuy féliciter toute la presse sénégalaise ci mobilisation bi nga xam ne tey jii def nañ ko mu doon mobilisation bi nga xam ne dañ ko def pour casse suñuy droit parce que lu ñu gis mooy lu ñu gën a soxal ñun les reporters du Sénégal mooy condition de vie yi nga xam ne moom la ñu nekkee ci bërëb yi ñuy liggéeyee bëri na tey jii reporters yi ngay gis fii ñu fees fi dell kenn amu ci contrat et pourtant 9h la ñuy liggéey wàcc minuit wala 23h bëri na ay xale yoo xam ne. dañoo jóge say école ni dañuy dem tàggat ci biir rédaction yooyu la mën nañ fa toog 2 ans ba 3 ans yooyu la xale kenn du leen jox contrat jëri na ñoo nga xam ne tey jii ay arriérés de salaire la ñu yor ay presque 3 mois 4 mois 5 mois ba 13 mois ñu bëri ci quotidien yi ñu ngi quitté looloo tax tey reporters yi dajaloo pour wax non à la précarité pour demander à ce que ñu appliquer la convention collective ndaxte convention collective mooy këyit goo xam ne moo ñu tënk mooy tax suñuy salaire ñu xam fan lay commencer ak fan lay yem convention collective boobule moom mooy tax technicien bi ñu xam lan lañ ko war a fay convention collective bu bees boobule dañu ko régler ba xam léegi salaire yi fan lay commencer ak fan lay yem mais dañoo gis ni chaque jour Bamba Kassé daf koy wax ay bandits à col blanc la ñu am maanaam ay patron de presse yi nga xam ne lu ñuy gagné ay millions la ay milliards la ñuy gagné mais seeni rédaction soo fa demee da nga fay gis ay reporters yi nga xam ne mosuñoo am salaire da nga fay fekk ay xale yoo xam ne ñu ngi ak seen lijaasa pendant 2 ans ñu leen di tàggat te duñu leen jox contrat su demee ba 2 ans yi métti ñu libéré leen jëlaat yeneen xale ñooñu ñu bàyyi woon 2 ans suñu toogee benn at wala ñetti weer woowaat leen ni leen kaa leen waat ngeen tàggatuwaat loolu exploitation la lu ñu fi indi mooy salaire yi nga xam ne dafay tardé lañ bëgg mu dakk lu ñu bëgg mooy salaire yi nga xam ne moom la ñu mérité ñu daal di koy jox c'est vrai que ne métier bi ku si dugg passion la ku si dugg xaalis taxu la see jóg mais liggéey boo gis dafa mérité ay salaire loolu moom moo ñu fi indi lu ñu bëgg mooy patron de presse yi respecté li nga xam ne moom mooy convention collective code de la presse dañu ko signé depuis 2017 les décrets d'application am na yu bëri njiitu réew Macky Sall ba tey signé gu ko loolu lañ bëgg nag mu daal di dakk entreprise nag dañ leen di kaasal parce que suñuy patron lañ loi sur la publicité lépp dañ ko bëgg a jël jox ko RTS te du yoon RTS daf ko bàyyeeg war a bàyyeeg entreprise yi nga xam ne ñoom ñooy entreprise privée yi pour que ñoom itam ñu am une meilleure santé financière donc loolu yëpp tey jii moo ñu fi indi ñu fii Ndakaaru mais également à l'intérieur du pays parce que amul localité boo xam ne tey jii amul ab sitting pour ñu kaas lu ñu mel beneen bi nag mooy CNRA parce que gis nañ ni CNRA posé na ay actes yi nga xam ni bokkul ak liberté d'expression dagg na signalu Walfadjri dagg na signalu Sen TV te moom CNRA nekkatul dans li nga xam moom mooy légalité parce que lu ko war a remplacer moom mooy ARCA loolu nag la ñu bëgg ñu daal di koy appliquer parce que lii may wax yëpp sa ay kayit la nekk li may wax yëpp député yi ñoo ko signé li may wax yëpp patron yee toog ak liggéeykat yi bañ koy daal xaatim donc lu ñu bëgg mooy ñu daal di koy appliquer nu mu gën a gaawee parce que nit suñuy ànd dañuy waxante dëgg
liggéey boo gis nit ku da koy def pour bëgg a am salaire ñëwuñu fi di liggéey te ñun kenn duñu fay soo xoolee ñun rek taskatu xibaar yi bëccëg barki démb moo nekkoon bés bu ñu jagleel liggéeykat yi yéen ñëpp da ngeen demoon liggéey parce que ñun tabaski dañuy liggéey korité dañuy liggéey tamxarit dañuy liggéey Pâques dañuy liggéey mais gis nañ ni amuñu cër buñ ñu war a jox joxuñu ko benn yoon loolu nag la ñu bëgg mu daal di dakk ñun kenn su ñun du laaj li nga xam ne rek moom mooy heure supplémentaire pourtant dañuy liggéey amuñu heure bu ñuy liggéey rek lañ xam mais xamuñu ban heure la ñuy wàcc loolu yëpp nag moo ñu fi indi leneen li aussi mooy bundu xatal bu ñuy bundu xatal média yi bëri na ay média yi nga xam ni dañ leen fi song nañ fi groupe Futurs Médias song nañ fi Le Soleil song nañ Les Échos si benn article bi nga xam ne def nañ ko nit ñi jàpp ni di dëgg du yoon ñu dem attaque ko mais dëkk yoon la ñu nekk su fekkee ni taskatu xibaar bi dafa def loo nga xam ne dëppoowul ak yoon da nga koy yóbbu fi nga xam ne moom mooy fa la mbaxana doonee benn parce que ba ñuy kaas ni taskatu xibaar si liggéeyam warul dem kaso ñoom askan wi dañoo bañoon ñu ànd seeg ñoom donc ñoom itam lu ñu bëgg mooy ñu respecté ñu parce que mënuñoo liggéey ñu ñuy xoqatal dañoo am solo si démocratie ñëpp xam nañ ko ñun également dañoo war a xoolaat suñu taxawaay xool liggéey bi nga xam ne moom la ñuy def ba kenn si biti duñu bañ a respecté parce que suñu liggéey suñu bëggee mooy ñu bañ di joxal xibaar yi nga xam ne wérul xibaar balaa nga kaa fësal da nga koy vérifier waat ko responsabilité parce que dañu koy wax école mbir sax soo koy bind mu doon papay jàmbur da nga ko war a remplacer par sa turu papa xool ba xam li ngay def yoon la wala xel nangu ko donc loolu yëpp nag tey jii moo ñu fi indi pour dire non à la précarité pour dire non à l'exploitation moom laa wax léegi nee naa du yoon moo tax ma ni CNRA daf fee war a jógee parce que ARCA moo ko war a remplacer loolu ay texte la du loo xam ne dañ koy négocier mais nag gis nañ ne amul benn volonté de la part des autorités pour que CNRA boobu jóge fi amul benn volonté également de la part des patrons de presse pour que la convention collective bi nga xam ne moom moo ñu tënk ñun ñëpp ñu daal di koy respecter loolu nag tey moo ñu fi indi ñu fi et à l'intérieur du pays. am tey lan moo la indi tey ci kii bi sitting bi. waaw xam nga man rek dama nit boo xam ne dama fonk métier bi donc lépp lu siy woote lu koy dëgëral lépp lu siy woote lu koy jëmale kanam lépp lu siy woote pour wane suñu doole dama siy teew avec plaisir surtout que genre occasion yi day tax tamit ña nga gënoon gis lu yàgg nga tasewaat ak ñoom saafoonteeg ñoom ndax tey jii nit ñi jàpp nañ ni doxalinu presse moo tax gars yi yàpp ñu mais bu ñu wanee suñu doole wane suñu solidarité entre ñun yaakaar naa ni gars yi nañ ñu gën a respecté. ana lan nga mën a wax ci nouvelle code de la presse. waaw code de la presse bi moo war a defar lépp mais benn jéego état bi defu ko si moo ko voté moo ko yóbbu assemblée nationale voté ko depuis 2017 mais ba tey amul benn jéego boo xam ne teg nañ ko si te ñëpp xam ni code de la presse bi suñu ko defee normalement ñi bokkatul si métier bi nañ si génn waaye itam ñi nga xam ne ñoo nekk si métier bi dinañ mun di fayeeku loo xam ni mooy assurer seen dignité ak seen liberté. tey jii nii ana lan nga mën a wax maanaam nouvelle génération bi nga xam ne tey ñu ngi entamé carrière journaliste. waaw ñu jàpp rek mbir mi moom jàpp la ñafe jàng def recherche bu bëri am culture générale soo ko defee rek di nga mun dem ci métier bi. waaye tey jii nii tey ñu bëri dañuy tiit ndax parce que tey jii ni ñu marginaliser journalistes yi nga xam ne tey comme événement bi fi amoon récemment muy le cas de kii bi préfet de Dakar ak li nga xam ne moo amoon ci assemblée nationale. waaw xam nga métier bi nag daa ànd ak risque partout dans le monde métier bi dafa am risque tàmm naa di jàngale ne boo ñëwee nekk journaliste saa yooyu xëy benn tànk bi mooy ñibbi si sa kër beneen tànk bi mu ngi prison loolu nag képp koo xam ne yaa ngi dugg si métier bi da nga ko war a sóor xam ni loolu lu am la mooy la presse est en permanence en danger. lenn nag laa bëgg ñu xam ko dañu am benn xeex boo xam ne ñu ngi koy xeex yéen a ngi gis message yoroon naa ko di sànq ba tey on parle d'un patron de presse qui s'appelle Bougane Gueye Dany. ay patron de presse ay cadreurs yoo xam ne ay pères de famille lañu 2013 ba léegi ñu ngi fa mosuñu am contrat 2017 la lay commencé defal contrat 2017 2019 ñaar la du 2 ans 2019 ba 2021 du 4 ans mu delloowaat leen prestataire waa léegi ba réew la nekk mais arrêtez leen bu ñu waxee ñu naan ay seen contrat dafa jeex mos nga laa gis
prestataire buy jël congé sama gars yi jëlee leen seen bulletin de congé yi waay nit day am fulla ci boppam am fayda ci boppam benn patron de presse warulaa tënk xam ngeen ni damay waxee nii ñu ma xam nañ la man dama jaar ci presse doon patron de presse kon du ma nangu ñuy faagaagal technicien suñu métier bi dafa neex dafa noble dafa bëggee gis nga nag ñun loolu rek la ñuy wax tey nii lu ñu soxla mooy formation et école yu nga xam ne vraiment ay nit mun nañ ci jàng lu ñuy wax image parce que tey dañu toll ci monde bu nga xam ne monde de communication la te suñu tollee ci monde de communication bu ñu toll nii lu ëpp doole muy écrit muy vidéo jàpp naa ni image photo moo am impact bu bëri ci lu ñuy utiliser kon dafa jot ñu jàngal nit ñi lan mooy image ñu am école yu nga xam ne nit ñi mun nañu former wu ba nga xam ne ku génn ci école bi dina am sañ-sañ su demee ci rédaction mu laaj ay maanaam salaire bu nga xam ne tolloo nag lu nga xam ne xam-xamam fa la toll dina tax photojournalistes yi suñu génnee ñu mun a réclamer seen droit au niveau des entreprises ñu xam lan mooy seen wareef mais ñu xam tamit lan la en fait maison bi war a def pour ñoom donc jërëjëf loolu laa amoon lu may wax man principalement. ñu ngi wax ci turu techniciens yi nekk fii Sénégal mooy caméraman moo xam muy monteur moo xam muy ils sont nombreux ñu xamal leen ne ñoom dañuy jouer rôle bu am importance ñoo nekk ci commencement ak la fin de l'information suñ fi nekk leen information du jàll même image yi ñoom la même écriture ñu bind ñoom la donc ils jouent un rôle important. léegi gis nañ ne journalistes yi bëri ñu dem nañu jëli seen carte de presse la carte professionnelle léegi ñu ngi laaj techniciens yëpp tamit c'est l'occasion ñu wax ne dem leen jëli c'est la même famille dem leen jëli seen carte professionnelle nous vous attendons. Il y a la commission de la carte de presse mais balaa ngeen dem foofu fu ngeen ci dem mooy CORED da ngeen dem CORED ñu jox leen benn quitus soo jëlee sa quitus nga dem ci devant la commission de la carte de presse suñ ko defee ngeen jot ko donc l'occasion ñu leen donc ñu ngi wax ci turu techniciens yi fi toog yëpp ñu ngi wax ne plus de liberté moom la ñu ñaan gouvernement bi loolu day sigil Sénégal merci à tous. ci loolu mooy la presse en ligne dafa am liggéey bu am solo bu nga xamante ni da koy def à chaque fois ci li nga xamante ni moom mooy démocratie presse en ligne bi moom mooy joxe information en temps réel sûrement fi may toog nii di wax am na ñu nga xam ne ñu ngi may seetaan en live loolu presse en ligne bi moo la koy mën a jox en temps réel ak foo manti nekk ci àdduna bi mbokk yi suñu bëggee ñu respecter suñu réew mi nañu respecter kenn ku si nekk li ngay liggéey ñu jox la gëdd bi war xam nañu nag bu baax que ni métier la mu bees métier la mu nga xamante ni chaque jour que Dieu fait day am ay changement yu ci am et que changement yooyu noonu il faut que ñi si nekk di ci liggéey ñu tàggataat leen ci li nga xamante ni noonu la ñu liggéey parce que métier la moo xamante ni day évoluer puisque day évoluer nag il faut que état bi autorité yi ñu jàppale ndaw yi nga xamante ni dañuy liggéey ci këru tasu xibaar yooyu ginnaaw bi nga xamante ni dañuy wax rek li nga xamante tasu xibaar la wala information ak participation bi nga xamante ni moom la presse en ligne bi di def ci démocratie mais li muy dugal ci koom ci réew mi li muy créer emploi loolu aussi lu mat a bàyyi xel la di leen jërëjëfal jaajëf. Chers confrères, chers consoeurs, nuyu naa ñëpp gërëm ñëpp sant ñëpp gërëm bi nag di ko tàmbali ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo dox yëf yi ba mu yegg fii tey mooy waa CAP ak comité d'organisation coordination des acteurs de la presse acteurs yi yëpp association yi ci bokk yëpp ñu leen di féliciter di leen di encourager te encouragement lañ gën a soxla parce que yëf yi du yem fii à partir d'aujourd'hui yaakaar naa ne fu ñu jëm dina leer nañ autorités yi xam ne ñun presse bi duñu ay ñoo xamante ne dañ leen di womat di leen di yóbbu fi nga xamante ne fa la ñu bëgg loolu duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg presse bi dañoo bëgg mu nekk une presse libre presse boo xamante ne dina doxal liggéeyam ci li nga xamante ne loolu la ko sart réew mi laaj sart réew mi lim ko laaj moom la jàng te moom lay doxal waaye nag dañoo jàpp am na ay mbir yoo xamante ne xew na fi te mu ngi xew mu dem ba finalement presse bi dañoo dem ba noot ko ci réew nag boo demee ba noot sa presse da ngay jàpp ne da ngay waaj a ndërmelu
nërmeelu boobu nag nañu ko bañ ñun duñ ci bokk te ku ñu bëgg yóbbu fu ñu bëggul duñu fa yegg loolu il faut ñu ànd ci ñun ñëpp waaye nee nañ nag Wolof Njaay nee na wuude nu mu la gisee rek la lay owale jot na ñun presse bi ñi bokk ndey bokk baay xam ne ñun ñëpp benn liggéey bi la ñuy def tey jii man mi nekk ci beneen organe bi suba mën naa nekkaat ci beneen organe loolu li may wax foofu mooy nañu ànd ak solidarité xam ne lu metti kii war na metti kële lu neex kii war na neex kële waaye léeg-léeg metti kële yow nga bëcci yi neexle yow nga merci yaakaar naa ne loolu du jëm kanam en tout cas note bi ñu note duñu ko nangu li ci gën a garaaw mooy saa yu neexee ñu ne presse bi kaay leen su naqaree ñu ne presse bi yéen doo leen dugg gis ngeen lu xewoon ci assemblée nationale loolu dootuñu ko nangu bu fekkente ne am na maanaam vote budget dañuy nangu presse bi yëpp dugg bu ñuy voté nag ay loi yu am solo jëm ci réew mi ñu naan presse bi yéen déedéet loolu doo leen nekk témoin loolu duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg kon maa ngi remercier ñëpp di gërëm ñëpp di remercier féliciter les caméramans les techniciens et tous les acteurs les techniciens de l'information et de la communication jaajëf dootuñu ko nangu dootuñu ko nangu dootuñu ko nangu on est libre on veut rester libre vive la liberté de la presse merci Sambou Biagui ci wolof d'abord di leen jaajëfal parce que seen taxawaay rafet na mobilisation bi rafet na d'habitude nit ñi ñooy xewle société civile ñooy xewle askan wi ñooy xewle ngeen ñëw fekk si leen yóbbu seen kàddu foo xam ne day weesu seen njot tey tam yéen tam boo leen xewlee ngeen am ay jafe-jafe dafay jaadu organisation société civile yi forum civil en particulier ñëw taxaw sama bi seen wet naam sax seen liggéey ngeen def bu fekkente dañeen woo ngeen ñëw loolu benn pàcc la beneen pàcc bi dañoo yàgg di demander du point de vue de la transparence dañoo yàgg demander que ministère en charge de la communication mu publier liste yi nga xam ne ñoom ñooy bénéficiaire wu aide de la presse et les montants également nit ñi xam ko ak utilisation bi beneen pàcc bi mooy ci biir pandémie bi mu gën a takarnaase amoon na ay incitation fiscale yoo xam ne gouvernement bi defaloon na ko journal organe de presse yi xaalis boobu nga xam ne dañ ko waroon a dagg journalistes yi est-ce que jox nañ leen ko est-ce que dañ ci jënd matériel wala boog dafa dem ci poche patron de presse yi loolu ay laaj la te je pense que ay journalistes yi ngeen da ngeen gën a xóotal ñu xam exactement xaalis boobu fan nañ ko dugal jërëjëf bon courage et bis boobu yëpp dañoo ñëw teew rek pour xeex suñu gouvernement xeex li nga xam ne lépp nga xam ñoo ko moom loolu ñëw pour xeex comprendre nga appui ak patron de presse yi et de la presse bi ñuy téye seen bopp jox ko seen employé ci loolu ñu tax a jóg loolu la ñuy kaas loolu la ñuy xeex daal. acteur ni nga gisee nan nga gisee tey nit ñi marginalisé maanaam journaliste yi ñu leen di maanaam position bi ñu leen teg tey jii actuellement au Sénégal nan nga koy gisee. xam nga condition yi ñu teg moom au Sénégal xam nga condition yi benn baaxu ci benn condition ba yow yaa ngi ci presse bi xam nga li ci nekk condition yi benn baaxu ci dañoo bëgg jox ñu suñu cër jox ñu suñu yelleef ak li ñu moom li ñu moom lépp dañu ko jox quoi loolu la ñu bëgg rek li ñu moom daal dañu ko jox li ñu jox lépp li ñu yelloo lépp daal dañu ko delloo. Notre présence est une présence d'inquiétude, est une présence de peur, est une présence de solidarité, mais aussi une présence ferme pour dire touche pas à la presse sénégalaise, touche pas aux journalistes sénégalais. Je vous remercie.